asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil yéen a ngi xool pooji xar muy nekk bi ñu nduggijee gis ngeen pooj yooyu ma jëndoon benn bu ndaw bi te ma mariné woon ko def ko yépp noonu daal di koy conserver tey jii dañ koy togg incha allah donc du ma def rek lu dul wax leen li siy dem dinañ soxla pooj xar bi comme niñ ko waxee woon dinañ soxla aussi suñu ay épices yoo xam ne moom lañ koy toggee mu nekk ngeen gis ma am fi tuuti romarin mais damay réserver leneen li pour décoration ak ci biir togg bi aussi ma am fi aussi sama basilic yor fi curcumin yore kaani ak tuuti cumin daal di yore fii aussi oignon en poudre ail en poudre ak herbe de Provence daal di yore fii garlic muy laaj bi nga xamante ni dañ ko boole ak poobar daal di yore fii sama ay desitu poivron yu ma amoon fii damay dindi tuuti rek pour def ko ci biir kii bi xar bi tànk bi ñu am fii tuuti ghee mu nekk diw ñor ku bëggul diw ñor wala ku ko amul mun nga utiliser beurre à la place ma am fii moutarde bi loolu pour kii la pour sauce bi ñuy ñëw defar la ngeen gis soble yi ñu am poobar xorom ak aussi suñu mélange d'épices bi donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. voilà gis ngeen suñu kii bi tànk baa ngi nii nga xam ni dañ ko mariné woon def ci affaire yëpp roofoon ko ci boppam dañ ko tranché woon def ci ay roof donc fi mu nekk nii dindi mbuus bi rek la ñuy def. daal di koy dugal ci biir tey nag voilà dama ko bëggoon dem lakk ci biti mais dañoo xëy muy neige weex tàll ba pare sedd guy ma daal ne bon tey moom garaawul ma bàyyi ko léegi ci kaw kii bi laa koy defee ci kaw ku am sa cin par exemple mun nga ko fa def man dama am cin électrique bi laa koy defee nga xamante ni moom moo may defaral lépp booy xool daanaka voilà gis nga defoon nañ ci sax romarin ak yépp moom kay ak soble alhamdulilah fàtte woon naa sax loolu voilà gis nga nii laa defoon tranche yi ma daal di koy roof léegi li may def mooy mun naa ko bàyyi nii rek nga xam ne dina mun a feeñ mais dama bëgg mu génneel ma tuuti cube donc yi ci digg bi damay ñëw rek def nii ci digg bi comme ça buy togg mu génneel ma forme losange quoi ku mu neex mën nga ko bàyyi nii mais man je trouve que ni forme boobu dafa rafet pour présentation donc côté boobu du jar ma koy roof ak yooyu damay dugal nii rek tuuti assaisonnement ci biir muy suñu laaj bi voilà jeex na léegi nag à ce niveau damay daal di ñëw xam nga fii moo nekk fi ñu tranché moom laay dëpp ci suuf bala ma koy dëpp xaaral ma def ci tuuti diw ñor comme ça loolu moo ma koy toggal su dee nag mbir bi dina génn voilà tuuti rek parce que affaire bi amoon na ndawal gi amoon na graisse ba pare donc buñ ko fàtte aussi léegi su ma defee nii daal di koy tourner jël soble bi teg ko ci kaw comme ça moom du xëm parce que du ma ci def diw duma ci def dara damay bàyyi moom mu togg ci biir ci kaw graisse am quoi donc day mel ni rek comme kuy defar méchoui mais dina am tuuti différence laa yaakaar ndax assaisonnement yi ma utiliser voilà léegi ma daal di jël tuuti herbe de Provence bi def ko fii ci kaw parce que defoon nañ ko ci bi ñuy mariner aussi mais damay defaat tuuti rek voilà léegi nag daal di tibb tuuti ci cumin bi tamit dolli daal di nag tëj bàyyi ko taal ko nag duma ci def dara donc au fur et à mesure ñu koy kii muy togg dinañu ñëw di vérifier ñu nekk yéen daal incha allah. nga tourné nañ benn côté bi jusqu'à présent ñorul deful dara léegi li may def mooy dama daal di ñëw jël sama restant beneen soble bi tuuti rek laa siy jël gis nga
jël sama poivron yi nga xam ne moom laa fi amoon mu ànd ak olive mais c'est pas méchant olive noire dafay safal affaire yi rek gis nga lii c'est juste pour mu safal togg bi kese la bokkul ci affaire yi voilà gis nga comme dama bëgg mu gaaw a pare dama koy def comme bu ma def comme si dama doon muusal tey jii bu fekkoon ni ci four bi laa koy def étape bi may ñëw def nii dama koy sauté maanaam damay ñëw rek daal di koy upp ràpp ak foil mais comme fii laa ko defee ci skillet bi il faut ma def ci tuuti liquide toq rek daal di koy upp ràpp loolu dafay tax affaire bi du ndawal gi du xam léegi su ma paree dama koy wàññi def ko feu moyen ba ci ay 10 minutes yooyu après ma daal di koy wàññi carrément def ko feu très doux bàyyi ko foofu bu la neexee nga bàyyi ko fa ay lu mat ay 40 ba 45 minutes nga ñëw xool yow nit ki naka la bëggee bu fekkee da nga bëgg mu ñor ba kii nga xam ni boo ko tegee sa làmmiñ rek daanaka mu seey nga bàyyiwaat ko encore yeneen 15 minutes wala 20 minutes sax donc ñun dañ koy bàyyi fii 45 minutes après damay ñëwaat incha allah xool mais bu ma demee ba ay 20 minutes dama koy tourner waat encore ci beneen sens bi def même processus bi ñu def nii léegi donc ba ci kanam rek incha allah. fi mu nekk nii li ma def mooy damay togg suñu sauce soble bi xam nga bi tàmm ngeen ko mooy suñu sauce soble passe-partout bi donc li ngeen gis fii soble bu ma dagg la daal di dagg aussi kaani bu verte bi muy jalapeno moom laa dagg def ci léegi daal di jël toq diw gis nga dama defar soble bu bari pour mun a denc su lii nga xamante ni mooy des. li ma bëggoon wax mooy tey jii bu ngeen xoolee togg bi bariwul ay bagage ni rien parce que staru lekk bi mooy ndawal li ci boppam donc dinañ ci boole ay affaires yoo xamante ni xam nga duma bàyyi salade ginnaaw parce que tey jii bon bu ma toggee ci ndawal gi kon tey sama biir bi du ko fekkee ndax metti donc il faut ma defar salade après damay dem xool ci frigidaire bi rek lan laa fa am loo xam ni mun naa defar benn salade bu gaaw affaire yooyu boole kook moom donc damay defar sauce soble boo xam ne dañ ko togg defar aussi sauce soble bu nga xamante ni dañ ko mariner yooyu noonu yëpp gis nga ñi nga xam ne famille Chez Bilo yi tàmm nañ ko bu baax ni ma koy defee donc loolu laay defar bu ko defee ma daal di koy teg à côté léegi nag daal di ñëw xam naa du ñàkk dinaa xool su ma amee pomme de terre ma def ko pour xale itam mun a kontaan ñoom itamit donc mu ngi noonu daal grosso modo loolu lañ koy booleel duñ ci def ceeb duñ ci def lenn parce que tey jii moom ndumbelaan yee génn bukki yi ñoo génn tey donc gis ngeen dañ koy bàyyi nii mu sauté ba ci kanam tuuti parce que dama bëgg mu am couleur bu doore te jàpp xam ngeen bu baax li may wax chaque fois boo bëggee mu doore doo ci def benn assaisonnement instant bi parce que sinon rek bu ma ciy def xorom mu génnee ndox après du doore dina metti torop bala ma koy dooreel pour ni ma bëgg nii rek laa koy bàyyi ba nga xam ne doore na bu baax après nag ma daal di ñëw def sama ay épices ak bagage yu mel noonu daal donc nañ def loolu xaar ko mu doore ñëwaat ak yéen bu ñuy def suñu épices yi incha allah. voilà gis ngeen donc suñu soble bi nga xam ne dañ koy mariner ku nekk rek yow yaay xool marinade bu la neex donc man li may def nii mooy maanaam ni ma koy mariner mooy marinade bu classique bi rek laay def. damay daal di jël gis nga fii dama fi def huile d'olive ak tuuti citron daal di jël moutarde aussi def ci ku nekk yaay xool quantité bi nga bëgg dinaa jël tuuti ail en poudre def ci ku bëgg laaj bu kii bi bu tooy bi mun nga ko def mais man dama koy def nii comme ça bu fekkee ni am na ku bëgg a dem def comme li may wax toujours rek dem juma wala affaire yooyu dina ko mun a lekk sans pour autant xalaat offensé ñi mu dendal noonu gis nga léegi ma daal di ñëw jël tuuti poivre noir c'est selon votre goût daal man noonu laa leen ko mun a waxee daal di jël tuuti ci basilic bi tuuti rek léegi ku mu neex nga dagg jalapeno muy kaani bu verte bi nga def ci man dinaa xool dama ci def tuuti kaani bi dinaa xool daal après su ma ko ñamee nu muy demeek yooyu ma daal di jël soble bi waaw donc dama ko dagg nii rek ay demi lune noonu laa def muy demi cercle mun naa dolliwaat tuuti moutarde voilà parce que man soble bu ñorul bi moo ma dàqal dinaay lekk soble bu kii bi de mais su ma amee option bi boobu man moom laay tourner daal di jël tuuti suñu mélange épice bi mu am ail en poudre oignon en poudre curcuma am aussi levure nutritionnelle am tuuti sel ma dolli tuuti sel
donc su ma paree dama koy transvaser rek daal di koy bàyyi muy mijoter ndànk léegi daal di xool xëy na peut-être wóoruma xëy na dinaa xool quoi couleur yi nu muy demee après su ma neexee su fekkee ni gis naa soxla naa tuuti verte ma daal di fejet tuuti persil def si kii oignon vert du moins def ci voilà mi ngi noonu donc vinaigre rek laa si ñëw dolli après jeex na te loolu damay xaar ba si kanam tuuti ba xool ba ñam ba xool kii bi nu mu mel citron bi ma si def ak yooyu ak moutarde bi parce que moutarde dafay am vinaigre donc xool foroxaay bi daal incha allah. voilà gis ngeen léegi gis nga commencé na kii nii doore nii donc damay ñëw rek daal di def sama kii basilic daal di def sama curcumin bi lu muy def mooy day may dimbali si doore bi daf koy dooreel ba mu nice te du ko jaunal aussi donc tuuti rek lañ siy def ba pare dinañ si am li ñu soxla yëpp comme antioxydant léegi nag ma daal di ñëw def sama sel xaaral ma def sama mélange d'épices first après léegi ñëw def poivre noir daal di def sel tuuti rek gis nga def laaj daal di jaxase nii mélanger yëpp gis nga su ma paree nag daal di ñëw def tuuti moutarde def nag ndox bismillah gis nga benn njuluk laa koy def comme d'habitude bàyyi ko nag muy mijoter ndànk-ndànk voilà léegi nag ñu ub ko carrément léegi bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk après dama bëgg mu ñor bu baax a baax léegi nag ñu daal di xam nga affaire yi pare na daanaka ndawal gi rek la ñuy xaar bu ñuy demee di ko tourner waat après ànd ak yéen bu ko defee nag ñu daal di nettoyer waat tuuti incha allah. gis ngeen dama leen bëggoon wan évolution bi nu mu nekk di def nii gis nga ba ma si defee tuuti ndox rek après moom dafa commencé génnee jus naturel am daal léegi damay daal di ñëw tourner tuuti mën naa ko tourner nii sax baax na voilà gis nga ma bàyyi léegi daal di koy ub bàyyi ko muy def ay affaire am ba ci kanam incha allah voilà gis ngeen yëf yi pare na muy tànk bi donc fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañ koy daal di teggi daal di koy teg ci plat bu muy jëm daal di commencer assembler nga xam ne le temps ñuy assembler ak nettoyer affaire yooyu parce que il faut ñu bàyyi ko mu reposer bu dul loolu soo ko daggee wala nga def ci lenn rek jus bi yépp dafay deñ bu ko defee ndawal li dafay daal di wow dootul neexati noonu donc il faut ñu bàyyi ko mu reposer tuuti loolu mooy tax ñu dem commencer defar plat yi après jus yeeg lépp même ndawal li mu recontracté wu encore bu ko defee nag ñu daal di ñëw nag daal di yàq nag incha allah. voilà gis ngeen léegi dañu commencer pour assembler suñu plat bi donc commencer naa benn côté bi doon foo nii léegi damay yegg si waat defaat si beneen côté bi pour ñu xool après nu muy mel li ma def fii rek laay reproduiraat encore fii nii si beneen sens bi. voilà dama doon jiital xaaral ma defee ko nii pour ngeen am vision bu gën a kii bu gën a clair voilà ku nekk rek yow yaay xool naka ngay agencé man dama fexe woon ba bu rouge nekk nii ci digg bi lii mooy sama laitue yi tey ay genre frisé la daal donc defar nañu ba mu baax léegi damay jël li ma defoon fële rek pomme de terre yi laay commencer def fii lii mooy sama laitue yi tey ay genre frisé la daal voilà léegi ma daal di jël lii nii kii la naka lañ koy waxeeti concombre la ma jël ko ma râpé ko tey parce que dama bëggoon changer tuuti histoire de changer un peu léegi bi ma ko râpé dama ko def ci ndox xooj ko ci
après léegi ak bu am xorom ak tuuti vinaigre ma daal di ko si xooj léegi bi ma paree li ma def mooy dama ko xent après léegi def ko si sopalin laxas ko si comme ça ndox bi yëpp mën a siit ma jël radis aussi def la même chose moom tamit râpé ko juste pour ñu changer tuuti rek ki nga xam ne bëggul mu râpé wu mun na ko jës dagg ay cercle wala affaire yu mel noonu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen gigot d'agneau boo xamante ni dañ ko daal di togg comme genre style méchoui si kaw gaz bi ku am sa cin mun nga ko def donc foofu lañ ko def au lieu de dugal ko même si four bi bu la neexee nga def ko ñu boole woon ko nag ak ay pomme de terre ak salade ak tuuti crudité li ma leen waxoon rek staru lekk bi mooy ndawal gi donc moo tax ñu daal di si ñu def tuuti rek yenn yoo xamante ni moom lay àndal nii donc tey nag émission bi sans fàtte dama fàtte woon boole nañ si aussi soble yi nga xam ni ñorul ak bu ñor bi ñu def nii suñu moutarde mu nekk nii ngeen koy gis fii dama si dagg persil ma def ko si daal di si def tuuti tuuti sel donc moom laa def foofu noonu def si aussi tuuti ail en poudre oignon en poudre pour jox ko tuuti goût rek donc tey nag émission bi ñu ngi koy may Soxna Fat Si ci Las Vegas jox ko Mina Ndir jox ko ndéere bi Gange baal ma de su fekkee dama prononcé tur bi nu melul noonu donc jox ko madame Wade ci Washington jox ko Kiné Niass Sala sister maa ngi la koy jox yow madame Diop di la ko jox aussi Ndiaye Astu di ko jox aussi Ndeye Maguette Niang ñooñu ñëpp maa ngi lay koy Ndeye Maguette nag yow moom foog ma taxaw tuuti si sa côté maa ngi la koy may waaye j'étais à l'œil quoi parce que xam naa ni ñangeen bi moom tey jii bu jàppee plat bi moom du fi des anyway donc di leen wax ni bu leen fàtte di abonné ci chaîne bi di partager vidéo yi mais aussi di like vidéo yi tamit donc noonu rek ngeen ñuy mun a jàppale di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah